donc ñu ngi sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu waajur di gërëm yéen ñi fi teew di doon ay kilifa di gërëm aussi sëñ Xaadim sëñ Ismaïla Ndiaye donc ñu nekk ñoo xamante ne ñu ngi si terrain bi depuis des années donc ba ma jógee ne damay gëstu si asaka ñoo ma si jàppale donc di ma si encouragé di ma si motiver ba récemment ba ñuy jàpp date bi sëñ Xaadim moo ne ma jàppal date parce que jot na nga jàpp date ci ginnaaw loolu laa ne ko incha allah dinañ fexe xool daal nu ñu koy defee boobu taxul ma ñemee torop waaye daal bañ ci nekkee di si waxtaan ak suñuy waajur rek yëpp ñu ne ma mbiru yàlla daal amul dellu ginnaaw donc da nga si taxaw rek incha allah yàlla mooy ñool boppam donc ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm donc ñun depuis 2012 ñu ngi def ay études sur la zakat donc ginnaaw ba ñu paree suñu master en finance islamique en Malaisie donc ñu bindoon ci asaka bu may ñibbi si ñu njëkk a def suñu stage au ministère des finances jamono jooju madame Oulimata Diop moo nekkoon suñu directrice donc ba ma ñëwee ak le projet ma ne leen on peut collecter à hauteur de 750 milliards de francs CFA comme zakat par année donc mu nekkoon lu rëy trop ñu bëri bu ma ko waxee ñu ne ma est-ce que doo ko diviser par deux ma ne ba tey bu ñu ko diviser par deux aussi day nekk presque plus de 350 milliards donc avec ça on peut faire beaucoup de choses donc en 2012 ba may def étude bi donc avec les 750 milliards dañu ne woon dañuy xool sur 5 ans fan lay toll ba ñu defee simulation bi ñu gis ni bu matee 5 at juróomi at donc montant bi ñuy collecté day égal ak dette extérieure bu Sénégal donc si supposé rek ñu ne donc asaka si 5 ans mën na fay lépp la nga xamante ne boru Sénégal la donc bien que ni duñ ko fayee bor incha allah donc ci loolu lañ nekkoon di si sukkandiku di si def ay séminaire ay conférence donc di si yee nit ñi ba ginnaaw gi mu amoon benn étude boo xamante ne banque islamique de développement moo ko moo ñu si jàppale woon si financement parce que financé wu ko entièrement ñu àndoon si ak docteur Abdou Karim Diaw ak sama frère Abdoulaye Mbow ak suñu beneen étudiante benn mauritanienne donc Maymouna Babou donc ñu defoon benn étude bu nga xamante ne dañ doon saytu ci zone UEMOA bi ñu bëggoon xam asaka bi potentiel ni mu toll mi asaka di wax di microfinance nga xam te ñoom ñett ñooy regrouper la finance sociale islamique donc ñu defoon ci ay études jëloon benn échantillon wu 4 pays muy le Sénégal le Niger le Togo et la Mauritanie donc sélection boobu bañ koy def dañ ne woon dañuy xool un pays boo xamante ne ci sous-région bi c'est un pays islamique ñu tànn ci Mauritanie ñu xool un pays boo xamante ne comme le Sénégal à majorité musulman ñu xool un pays aussi boo xamante ne à majorité musulman mais très pauvre muy le Niger ñu xool beneen pays bi nga xamante ne donc minorité musulman lañ am mooy le Togo donc foofu julli ji ñoo fa gën a tuuti donc ci échantillon boobu lañ doon def ay études ba am ci ay résultats yoo xamante ne macha allah day ñëw confirmer donc suñu thèse bi nga xamante ne moom lañ initié woon en 2012 te ni on peut avoir 750 milliards de collecte par année donc suñu présentation nag dañuy jéem a fexe wax lan moo tax ñu war a institutionnaliser la zakat sànq benn journaliste bi mu koy laaj ne ma lu tax rek doo ñu jéem a jàppale fonds yi ñoom ñu demal seen bopp donc lu tax ñu war a institutionnaliser la zakat donc def naa wolof moo ko wax xàccandoo dóorandoo def naa moo gën ku ne di dóor sa côté donc ci ginnaaw loolu dañoo gis ni société boo gis rek yàlla dafay def ñii dañuy am ñii ñàkk donc mu nekk benn disposition boo xamante ne buñ ci jugul mën na jur ñii kiñaan ak soxor donc alhamdulilah l'islam nag teel a jël les devants ba instaurer li nga xamante ne moom la ñuy wax asaka mu nekk benn instrument boo xamante ne day jël si ñi nga xamante ne dañoo am jox ñi ñàkk ñi donc si biir instauration boobu mu nekk loo xamante ne si jullit bi da lay préparer ngir sa ëllëg day tax jullit bi du doon ku nay mu doon ku tabe si génne boobu muy génne mu nekk aussi loo xamante ne day mel ni kuy jàngal jullit bi si bas âge mu nekk un philanthrope parce que nit ñi dañoo yaakaar ni un philanthrope dafa war a nekk koo xamante ne ay milliards la am donc ku nekk mën nga am loo jox sa morom ñu naan ree bu neex sax sarax la donc loolu yëpp mu nekk ay objectifs yoo xamante ne bu ñu institutionnaliser la zakat mën nañu dimbali incha allah
donc si biir loolu ñu gis benn expérience boo xamante ne daf ñuy motiver tey pour ñu ne nañ dajale asaka muy le Soudan. ñoom dañoo gis ni avant ñuy rendre obligatoire la zakat donc dafa nekkoon loo xamante ne dañ ko bàyyi woon ku si nekk rek bu la neexee nga génne bu la neexee nga bañ a génne waaye ñu dem ba 1405 avant J bi ñu teg ay texte de loi ne léegi asaka day nekk obligation donc mu nekk loo xamante ne day ànd ak ay texte de loi donc bañ ko defee rek ñu gis ni li ñu daan dajale dañ ko multiplier par 1500 fois donc mu nekk un montant de 35 millions au début avant institutionnalisation bi bañ ko institutionnaliser ñu gis ni montant bi day yegg ba 504 millions donc 1500 fois donc 1500% d'augmentation donc mu nekk loo xamante ne nag ñu am si yaakaar ni bu ñu demee ba institutionnaliser donc mën nañu am peut-être bu dee 100 millions ngeen am wala 200 ñu jéem a def calcul bi rek multiplier ko par 1500 donc ba léegi day dellu si waat si suñu ay résultats yi incha allah. donc si loolu ñoom dañ ne li ñu gisoon nii moo leen daan gàllankoor si ñàkk dajale asaka bi mooy que ni ñii da leen daan neex ñu fay ñii duñ fay mu am ñoo xamante ne seen fay daanaka du dépôt ak ni ko lislaam waxee da ngay xool sa mbokk rek kii sa mag la sa rakk la nga ne xaaral ma jox ko si sama asaka fekk loolu du jubluwaay bi. donc ñu gis ni tamit ñi nga xamante ne ñoo si daan liggéey boo xoolee exemple bi mu ngi nii tey fonds Xikma ak fonds sénégalais de la zakat ñoom su ma juumul jamono bi mu fay mujj bi mu fay njëkk a ñëw fonds sénégalais de la zakat kenn lañu amoon comme salarié donc mu nekkoon un étudiant bu ñu daan utiliser comme secrétaire donc ñi fa nekkoon doon liggéey ñëpp à titre volontaire lañ fa nekkoon. donc loolu daan tax du ñu mën a am plus de personnes yu mën a dugg ci gox-goxaan yi di dimbali nit ñi pour ñu mën a génne seen asaka donc loolu tamit dafa doon tax ba nga xamante ne ci dëkk yu mag yi comme Dakar di nga fa gis peut-être tey fonds sénégalais de la zakat waaye boo demoon ba ci digg àll ba day xaw a néew trop bien que ni am nañ ay quelques représentations ci régions yi waaye taxu kaa demee noonu comme ni mu mel à Dakar donc ñu gis ni kon bu ñu ko institutionnaliser dinañ mën a am région bu ci nekk mu am benn centre boo xamante ne moom mooy toppatoo lépp lu jëm ci asaka ba ci mën nañu dem ba imam yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a jege population yi ñu peut-être nommer leen ñuy saytu walla ñuy xelal nit ñi ci nan la ñuy génnee seen asaka ba nga xamante ne message bi dina dem ba gën a law incha allah. donc ci biir évaluation boobu donc dañu évaluer ne donc fonds bi nga xamante ne moo war a génne asaka dafa war a respecter 4 conditions yi nga xamante ne mënu see ñàkk mooy kiy génne asaka foog mu génne ko ci li nga xamante ne moo ko moom foog mu nekk le propriétaire waaye li muy génne aussi warul nekk loo xamante ne daf koy jëfandikoo pour dundam walla pour ay jumtukaayam donc beneen bi mooy que ni li muy génne foog mu am benn minimum bi nga xamante ne mooy nisab bi foog mu tolloog loolu donc pour que mu mën ko génne bien bi beneen bi moom mooy ki nga xamante ne moo ko moom foog mu am propriété exclusive moom mooy am propriété légale bi mais aussi mu am sañ-sañu maye ko walla mu yàq ko walla leneen ak leneen donc li ñuy wax usufruit. donc pour évaluer nag le potentiel national donc ci études yu gën a récentes yi ñuy def ànd seeg docteur Abdou Karim Diaw ak Abdoulaye Mbow donc ci boobu dañoo utiliser benn méthode bi nga xamante ne un professeur moo ko def en 1989 mu tudd le professeur Monzer Kaf moom étude am dafa utiliser 8 pays musulmans comme échantillon donc moom ngeen gis ni Égypte, Indonésie, Pakistan, Qatar, Arabie Saoudite, Soudan, Syrie ak Turquie donc ba mu leen utiliser mu jéem a xool ku ci nekk nan lañ leen classé parce que borom xam-xam yi aussi dañuy am tuuti wuute ci lan la ñu war a génne asaka ak lan moo ko warul génne donc mu classé leen ci 3 groupes yi nga xamante ne moom la ñuy woowee Z1 Z2 ak Z3 donc ci Z1 bi ñooñu borom xam-xam yooyu dañ ne asaka duñ ko génnee ci lenn lu dul li nga xamante ne jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñu jàngale woon mi ngi mel ni mooy biens yi nga xamante ne moo amoon jamono jooju di agriculture élevage commerce or ak argent ak monnaie fiduciaire donc muy benn groupe bi. beneen groupe borom xam-xam bi ne ñoom ginnaaw ñii nii nga xamante ne d'accord nañ ci agriculture élevage mooy waa Z1 war nañ ci dolli leneen mooy lan les revenus des entreprises donc bërëbu liggéeykaay yëpp seeni revenu war nañ ci génne asaka
muy beneen bi mooy loyer yi nga xamante ne ñiy tabax seen kër di ko louer di ko dañ koy percevoir chaque mois donc war nañu ci mën a génne asaka. beneen bi moom mooy les économies nettes des salariés mooy les fonctionnaires bu ñu dajalee dara war nañu ko mën a génne asaka donc moom mooy beneen pàcc bi. bu ci mujj bi ñoom dañ ne ñoom d'accord nañu ak waa Z1 d'accord nañu ak waa Z2 waaye am na yeneen yoo xamante ne war nañ ko ci mën a yokk muy génne asaka donc muy les bâtiments et autres immobilisations parce que dafa am forme de recherche yu bees yoo xamante ne peut-être jamono jooju amul woon ñu ko comme léegi boo xam ne dañ ci toog waxtaan ci xool méngale ko soit ak xiyaas ak yu mel noonu waxtaan ci ne lii ak lii war naa mën a bokk ci li nga xamante ne day génne asaka donc noonu lañ leen classé ba leen classé noonu nag ñu ne donc groupe bu ci nekk ba ñu defee xayma bi dañuy xool pays bu nekk nan la asakawam di war a toll par rapport ak produit international brut bi produit intérieur brut bi donc ñu gis ni bu fekkee Z1 la donc asaka bi dañ koy natt ci 1% et 2% du PIB bu dee groupe bi nga xam te ñoom ñooy waa Z2 asaka bi dañ koy natt ci 3,1% ak 4,9% du PIB bu dee groupe bi nga xam te moom mooy Z3 asaka bi ñu natt ko ci 3,2% ak 7,5% du PIB donc loolu bu mu ko xoolee ci day nekk ci 8 pays yi nga xamante ne ñoom lañ jël comme échantillon ñu def seen moyenne am ni ci yoon mun nañ ne dëkk bu bëgg xayma asakawam ngi nañ ne bu fekkee Z1 lañ d'accord ni boo xam-xam ne ñun ci lii rek la ñuy tënku pour génne asaka mooy agriculture élevage commerce or argent ak monnaie fiduciaire bu boobaa dañ naan leen bon seen asaka national day nekk 1,8% du PIB donc bu dee Z2 bi boo xam-xam ni d'accord nañ ci bu boobaa asaka bi day nekk 3,85% du PIB bu dee Z3 nag lañ kii nga xam te ne moo gën a yaatu bu boobaa asaka bi day toll ci 4,34% du PIB donc ba ñu defee saytu yooyu ñu xool li nga xam te ne moom mooy écart de pauvreté ak ressources manquantes yi parce que dëkk bi aussi bu amee un budget national ne lii moom la ñuy utiliser pour régler problème mu dëkk bi dépenser gi yëpp dina am loo xamante ne moom la ñuy wax ni lii mooy manqué si yi nga xamante ne la ñu war a faj yëpp si dëkk bi donc ressources manquantes yooyu ba ñu ko defee ñu gis ni ressources manquantes bu Sénégal en 2011 données yooyu la ñu utilisé woon day nekk 1,13%. donc ba ñu évaluer 1,8% sur Z1 bi appliqué si 95% de musulmans ou bien 96%. donc dañuy am ñun suñu zakat national day nekk 1,73%. donc 1,73% yi boo ko méngalee ak les ressources manquantes qui est de 1,13%. donc da ngay gis ni donc sous Z1 rek ñun suñu asaka fayit na li nga xamante ne moom mooy ressources manquantes yu état bi. donc mu nekk loo xamante ne war nañu gën a motiver wala sax mën nañ ne état bi war na ko motiver pour mu ñëw ne ñu nan la ñuy fexe ba nga xamante ne lii dañ koy institutionnaliser suba. donc ci études yooyu ci la ñu évaluer donc moom ngeen am ci tableau bii nii avec les ressources manquantes 1,13%. donc sous Z1 nga xamante ne asaka bi day nekk 1,73%, donc qui dépasse les ressources manquantes. bu fekkee Z2 nga utiliser moom da koy dépasser largement. bu dee Z3 nga utiliser encore plus donc da koy dépasser bu baax a baax a baax daanaka sax day tripler les ressources manquantes. donc si noonu lañ sukkandiku évaluer ñu am que ni minimum lu gën a yées si asaka li ñu mën a dajale si dëkk bi day toll si 200 milliards sous Z1. donc lu ñu ñàkk wérte defe naa war nañu mën a dajale 200 milliards de zakat au niveau national. donc su fekkee woon dañoo d'accord si nga xamante ne mooy Z2 mais dinañ génne asaka si kii traditionnels yi ressources traditionnelles yi yokk si les immobilisations ak loyer donc mën nañu am 427 milliards bu dee Z3 moom dinañ am daanaka 500 milliards de zakat te lii c'est des minimums yoo xamante ne donc moyenne lay doon donc mën na ko romb bu baax a baax. parce que ba ñuy évaluer avec fekkoon dañuy utiliser le maximum qui est de 7,5%. donc on allait se retrouver avec plus de 800 milliards de collecte de zakat au niveau national.
donc ces montants da ngay gis ni day nekk ay moyens rek te mën na ko romb incha allah donc yii nii yëpp mu nekk lu war a motiver ñu ànd jéem a fexe dooleel les fonds qui sont là fexe ba nga xamante ne seen expérience dañ koy utiliser transposer ko au niveau étatique donc ànd seeg ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu autorité de tutelle yi ministère des finances de même que la haute autorité du Waqf nga xamante ne moom aussi daanaka boo demoon ci dëkku arabe yi lu ci ëpp te asaka dañ koy booleeg ak Waqf des fois mu nekk ministère wala mu nekk ñaari direction donc yooyu yëpp day jóge ci proposition yi ngeen def donc ci loolu bu ñu nee montant bu toll nii dinañ ko am donc dañ naan nag nan la ñuy fexe ba nga xamante ne administration bu am rigueur la ñuy am donc loolu moo tax ñu ciy xaar état bi parce que pour ñu mën a atteindre nag ces chiffres foog ñu am ñiy liggéey ñoo xamante ne état mooy tab ñu nekk ay fonctionnaires donc état fay leen li nga xamante ne lu mën a tax ñu mën a liggéey bu baax a baax donc bu ko jaree sax ñu am des vraiment ay avantages yi nga xamante ne moom les inspecteurs des impôts yi di am ak yeneen donc yooyu yëpp mën na am ci asaka bi parce que bu ñu koy méngalee de façon moderne sax am na ñoo xamante ne dañ naan la zakat mook impôt ñoo yam bien que ni c'est pas tout à fait vrai donc ñuy yaakaar ni état war na mën a organiser tout cela donc ba créer donc d'autres emplois d'autres sources de revenus donc beneen bi mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy les percepteurs de la zakat état aussi doolal leen bu ko jaree bu ñuy dem mission ñu ànd see corps yi nga xamante ne ñoo leen di défendre comme gendarmerie ak yu mel noonu donc mu nekk ñoo xamante ne dañ leen di dooleel bu ñu demee mën a saytu bu baax donc bu ñu ñëwee tamit ci nit ñi am confiance que ni ñii ñu koy defee lu jaar yoon la kenn mënu ci détourner benn franc donc beneen bi moom mooy bu boobaa bu ñu dajalee lu toll nii fan lañ koy dugal ndax dañ koy yóbbu trésor public wala dañuy mettre en place benn baytul maal comme du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc wala beneen proposition boo xamante ne mooy ci banques yi wala leneen ak leneen donc yooyu yëpp bu boobaa comité bi incha allah ñoo ciy def ay proposition waxtaan ci xool nu mu gën a rafetee beneen bi moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy soxla asaka bi mu ànd ak traitement bu rigoureux boo xamante ne du ñu ñëw rek jox ko koo xamante ne yelloo ko parce que da ngay gis dëkk yoo xamante ne des fois dañ ci réeroo par exemple lu mel ni Malaisie mos nañu jël asaka jox ko borom alal parce que dafa nekkoon en faillite mais ñu bëri mënuñu ko comprendre parce que dañ ne lii ñu jagleeloon pauvre bi ñu ko joxee ku am doole erreur la fekk ñoom ñoo jóom rek peut-être ci kii bi donc bu ñu amoon communication bu gën a large dinañ comprendre lu tax ñi nga xam te ñooy comité bi décider jox borom alal ci asaka bi donc yooyu yëpp mu nekk ay propositions rek comme sànq nu ko professeur Bachir Wade waxee aussi bu ñu nee des milliards aussi nañ ne lan mooy obstacle yi te comme ni mu ko waxee ñu nekk ci dëkk boo xamante ne dañoo bokk ci benn union monétaire muy UEMOA donc lu ñu bëgg modifier ci système bancaire bi day jaar ci benn conseil des ministres donc de la zone ñu valider ko mu dem banque centrale ndax ñu mën ko instaurer au niveau national donc mais même bu dul loolu sax war nañu mën a am accompagnement au niveau national en attendant ñuy xaar peut-être jéego yooyu di am ba banque centrale di ko instaurer parce que état bi mi ngi def ay efforts yu énormes pour faire la promotion de la finance islamique donc à travers texte de loi yi muy voté à travers lu mel ni autorité du Waqf nga xamante ne mettre na ko en place donc yooyu yëpp vraiment mu nekk ay affaires yi nga xamante ne mën nañ ne dina dal suñu xel ne bu ñu songee lii nga xamante ne moom mooy institutionnalisation de la zakat war nañ ko mën a am ndax état bi def na ci jéego yu mag a mag a mag ba ci li mujj mooy code général des impôts bu 2012 bi donc intégré nañ ci asaka donc dans l'article 55 donc dañ ne revenu yi nga xamante ne moom la entreprise yi di déduire ci seen revenu global yi war nañ ci mën a génne asaka ba nga xamante ne dañ ko fay ci canaux yu officiel yu mel ni fonds sénégalais de la zakat wala fonds Hikma pour la solidarité et le développement donc yooyu noonu dafay nekk yi nga xamante ne mooy dalal suñu xel beneen bi ñu ciy wax ni dina dalal suñu xel mooy la haute autorité du Waqf donc mu nekk un exemple d'instrument de finance sociale islamique boo xamante ne état du Sénégal moo ko mettre en place te incha allah def naa dinañ leen wan modèle boobu ndax ñu jàng ci xool nan la ñu mën a fexee avec ak asaka bi ñu topp schéma boobu nga xamante ne dina gën a gaawal processus bi incha allah
salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.